gars affaire bloqué nañ ko de gars yi mooy bloqué quoi I don't know impossible de faire un live lañ may wax mais fayaat naa ko taalaat ko bon ñu ngi arrêté live bi quoi parce que dañ na def impossible de continuer le live première fois dañ ñu arrêté la sama live bi donc ma defaat mooy bu ma déclenché léegi ñu ne impossible de continuer sa live donc ma fayaat ko taalaat ko encore waaw changer portable yi quoi on continue de toute façon moom gars yi aja de day neex tey de gars yi xam nañ ni tey moom danger la quoi moo tax du ma bëgg di annoncer sama live yi quoi parce que boo ko annoncé gars yi duñ toog quoi duñ toog boo ko annoncé duñ toog c'est ça waaw fii laa ko doon defee bof gis nga bañ nañ dindi kii nañ ko ma changé ko fële ñu arrêté ko donc juste pour dire que loolu moo tax bëgguma di annoncer sama live quoi parce que boo ko annoncé il faut savoir que renseignements généraux yi ñi ngi fi quoi te dañuy bind rapport di yóbbu all time dañuy bind ay rapport di yóbbu palais quoi c'est pas facile le combat est trop dur renseignements généraux yaa ngi fii ci live bi ñi ngi connecté wu ñi ngi dugg ñi ngi def ay rapport ñi ngi ko yóbbu palais donc moo tax bëgguma di annoncer sama live parce que quand tu annonces ils savent bel et bien que tu vois tey affaire bi du yomb si biir système bi ngay dugg au cœur du système dévoiler les secrets wax lépp donc waree ba acca bismillah bu ñu teg ko ci rek balaa moo cóolagum ayca on est là affaire bi day leer de mun leen yàq live gars yi paqueté gars yi dugal leen ci kase yi yàq seen live ne kenn du fi live quoi kenn du wax mu continue bu dul bii rek beneen fukki portable laa ko ayca gars yi live bu set rek bu waxtaan banditisme d'état bi moom day jeex quoi kon gars yi ñu teg ko ci vite fait balaa moo coolaat parce que gis naa ni ñi ngi def ay réaction direct ci Facebook parce que Facebook mooy bloqué live yi du aimé kii sax Facebook ci boppam ñooy arrêté mais dañuy continuer donc tey jii dinañ indi ay live and direct ay doomu aadama yoo xam ne suñ jon jamono jii ñu toll nii dañoo subir ay injustice yu doy waar yoo xam ni policiers yee leen ko teg ki ma lay wax nii bu mu ma annoncé policiers yi bu ñu ñëwee boutique am waxuma la ki ma teg bërki dem mais kii live and direct bu ñu ñëwee boutique am di ko racket on l'a fait en direct dinaa leen dugalal vidéo yëpp on l'a fait en direct bu policiers yi ñëwee boutique am di ko racket lépp négociation bi nañ ko jaayee doole nuñ ko yóbbu ci kii bi di ko teg ay décharge électrique di ko dóori liif dóor ko ba foxaj loxo bi photo yeeg tout laa leen di indil te dinaa ko dugal en live and direct mu dugg ba ci porte plainte bi tey dañoo demoon au niveau du procureur porte ji plainte ci njaayum doole numéro plainte baa ngi nii procureur moo ko signé moo ko tamponné numéro plainte baa ngi nii waaw dem nañ tey ci procureur parce que semaine bi yëpp ñi ngi doon wër pour yóbbu ko police buñ dem policier yi bañ police buñ dem policier yi bañ taxaw naa ci teg ko choc ne ko foog ñu dem procureur il faut mu leer mënuñu nangu ay commissaire ay homme de tenue jàpp ay doomu aadama def leen ni xaj toroxal leen di leen dóor ba ñuy bëgg a dee te ñu ku ci nekk jooy rek kese nga am jooy ñibbi
boo ñibbee say waa kër ñoo lay faj ñoo lay dàmp ñoo lay toppatoo coono gi dafa dakk dafa doy. tey la le 24 le 24/8/2020 numéro 5410 monsieur le procureur moo ko tamponné moo ko lépp moom mi ngi nii waaw mi ngi nii dañuy suivre dossier bi dañ koy suivre duñ ko bàyyi noonu ce sera pas facile dañ koy suivre te dinaa ko dugal en live and direct yor naa histoire bi yëpp il va expliquer son histoire fu mu toog di jaay doole ak nañ ko fa def nag bu leen fàtte ni ca Tunisie loolu moo indi woon printemps arabe ki nga xam ni moom ab jaaykatu table la teg ab njaayam di jaay policier bi fekk ko foofu ne da nga ko fay jële muy bañanteeg moom policier bi ne ko di nga fi jóge mu ne ko ñaar moo fi am soit nga rey ma soit nga bàyyi ma waaye du ma fi jóge bu mu ko defee policier bi ne dafay jóge booy bi ne ko comme dee benn la bu mu yàqalee sama liggéey doo ma dund te dee benn la xam nga nu may def si la sottee boppam essence taal boppam loolu moo révolutionné Tunisie moo génne Égypte loolu moo indi printemps arabe c'est le nœud du problème du printemps arabe pour ngeen xam ko ab gone gu ndaw moo immolé boppam moo taal boppam te marchand ambulant moom marchand la woon teg taabalam di jaay policier bu ko fa jëlee donc printemps arabe mi ngi jóge ci entre benn citoyen ak benn policier loolu moo yëngal Égypte moo yëngal Tunisie moo bombardé tey jii seeni régime seeni président ya tëb donc kuy caaxaanee ay njaayum doole police wala njaayum doole armée wala njaayum doole homme de tenue c'est parce que xamoo looy wax c'est parce que xamoo nu monde bi di doxe c'est parce que xamoo lan mooy géopolitique Sénégal nag dañ naan la rey nit moom da koy yokk moom na xawma lan la waaye dinañ fa dem buñ jógee foofu dinañ dem ci le cas de Ardo Gningue qui est un activiste combattant boo xam ni moom it dañ ko jaay doole jàpp ko tëj ko sëf ko yàmba dina expliquer lépp nan lañ ko sëfee yàmba nan lañ ko bëggoon sacrifier pour mu dee ci kaso bi ak nan la ko gendarmerie menacé ak nan lañ doon jéem a def pour yàq àddunaam dinañ dem ci le cas de Papa Ndiaye bi nga xam ni temps yëpp mi ngi ci rajo yi ak télé yi mi ngi wax mettitam mi ngi wax situation am ñu bëri ñi ngi naan war na noppi bandi la wuyu la Inno Alex la doon àndal ñoom Abdou Koné la doon àndal ñoom Kalachnikov la doon àndal incha allah dinañ recueillir nañ ay information ñoo xam ne yàgg nañu moom ay at bokk ak moom benn chambre xam nañ ko parce que man mun naa ñëw ne la xam naa ko ndax xam naa Papa Ndiaye mais nettali ci làmmiñ borom balay dàq Papa Ndiaye wax na sénégalais yi ñii nee nañ bandi la ñii ne non est-ce que tooñuñu ko ñii nee nañ nangam dinaa leen indil ay ñum bokkaloon chambre nekk ak ñoom ay at ñii mu nekk ak ñoom plus de 10 ans bu leen Papa Ndiaye déggee dina xam ñii mu nekk ak ñoom plus de 5 ans ils vont expliquer l'histoire de Papa Ndiaye et comment Papa Ndiaye a fait ba dugg ci kaso yi tey def plus de 23 ans de prison ba ñu mujj ko libéré bu mu fay dugg nekk booy bu ndaw tey ji ab paa la fa génne lépp nag moom mooy njaayum doole bi nga xam ne moom moo am Sénégal moom mooy ni policiers yi di sacrifier doomu aadama yi ni policiers yi di rayee doomu aadama yi tey nag ñuy wax ci li nga xam ne moom mooy diggante grille police cave bu tribunal ak luñ naan kaso bu Sénégal ñoom bu ñu la jàppee ñoom policiers yi que ça soit ramasse que ça soit ngay tox sa bon que ça soit ngay sàcc que ça soit ngay traverser tali lépp moo tax ñu naan Sénégal kaso jombul kenn loolu mag yi ñoo ko doon wax parce que xam nañ lan moo tax kaso jombul kenn parce que Sénégal dëkk bu am injustice dañ ne la demeure des honnêtes gens est la prison dans un pays sans foi ni loi la demeure des honnêtes gens est la prison loolu la ñu wax boo nekk ci dëkk bi nga xam ne amul loi amul règlement njaayum doole la pour dugg fa kaso dafa yomb
boo bëggee dugg kaso le plus rapidement possible amal problème ak policier na la wax defal lii nga ne ko déedéet du ma def loolu lii laay def wala nga ne ko non loi bi autorisé wu ma def loolu lii laay def maanaam nga weranteeg homme de tenue kooku mooy tey nga dee kooku mooy sa kaso xaj na ci kooku mooy say liif xaj nañ ci kooku mooy say ay décharge électrique xaj nañ ca kaw maanaam sa dee xaj na ci te dinañ la jaay doole dinañ la fitnaal dinañ la sosal dinañ la tiiñal dinañ la fenal après signer loolu PV par force doole mbaam te doo ci mun dara noonuñ policiers yi nag di saax-saaxe doomu aadama yi maanaam dinañ la téye déjà luy gën a garaaw ci police bi mooy boo ñëwee ba ñu teg la ba commencé la di enquête di wax loo def ak loo deful ça dépend ci na nga ñëwee ak sa kanam neex na leen neexu leen mooy bu leen neexul tey amoo chance doo fa génn malgré que lépp lu fekkee dañ laa tooñ sax doo fa génnee noonu dinañ la teg di waxtaan ak yow wër la kii di mbéj kii di kajj kii di bule dinañ la bu max sax ci chaise bi nga daanuwaat ñu yëkkatiwaat tegaat ba pare boole ci mënote parce que bu ñu lay teg ci chaise bi ngay toog dañ lay jël sa loxo def ko nii mënote ko ci ginnaaw donc doo mënal sa bopp dara ci commissariat ba laa leen wax nii ngay toog waa ji lay enquête ngi nii toog teg procès verbal bi teg fëyam def nii mënote la yaa ko defoo ko lijjanteeguñ ko de yow de toute façon mëno di dañ la koy lonk nii ci chaise bi nii nga woon nga def nii ñu jël say ñaari loxo lonk ko ci ginnaaw mënote la nga wër chaise bi ñu commencé laa wër comme ay yamb yu gis lem commencé laa wër di wax boo luñ bëgg a dégg ngay wax luñ bëggut a dégg doo ko wax def naa non defuma mbéja la koy wax donc dañ lay pousser à ce que forcément foog nga assumer ni yow la foog nga assumer ni bokk nga ci foog nga assumer ni gis nga ko foog nga assumer ni yaa nga fa woon foog nga assumer ni participer nga ci par force doole mbaam dinañ la dóor dinañ la mbéj lépp dinañ la teg ay décharge électrique dinañ la masse courant lu nekk dinañ la ko def pour nga assumer ni yow yaa ko def te képp koo xam ne nag am na lu muy dund bu dundee loolu il préfère ne waaw maa ko def que ne du ma ko def ñu rey la parce que kenn ku defuma ko mbéj dal la fi mbéj dal la fee kay dóor kurfeñ kay teg décharge électrique sa kaw kay masse le courant ñu ne noonu nañ ko tóot nañ ko yóbbu fële ne poli moom mooy dañ lay poli sa tànk yi ci kaw sa bopp bi ci suuf ñu jël sa tànk yi lonk ko ci poli comme poli bu ngeen di gis ci teen di la poli dugal la ci chambre bu ñuul lëndëm kiris ñu lay dóor sax doo leen gis jàpp la nag di la dóor yi métti ba nga def say aveu expliquer lépp li nga xam ni yaa ko def ak defoo ko donc loolu tax na ba dugal nañ ñu bëri ci kaso bi te defuñu yëguñu tinuñu loolu mooy 1 2 mooy tey jii ma waxal leen dara ci kaso ma wax leen dara ci police buñ la fa yóbbee tu préfères ñu defeere la le plus rapidement possible que ñuy renvoyer ce dossier ñu lay yóbbu tribunal après ñu ne non yokkaat nañ ko mu dem ñu lay yóbbu parce que déjà boo ne tag police dañ lay lonk lam buñ lay génnee di dugal ci oto bi buñ lay génne ci giri bi di dugal ci oto bi giri bi déjà giri kese la lu ñuy puubee ab chaise la ñuy teg wala ñu teg ab pot yaa ngi fàttaliku du chaise sax suñu maam ya yoroon nañ benn genre pot yoo xam ne dañ ci doon toog di ci def gaanuwaay guddi gi boo seetloo di ci def gaanuwaay guddi gi si vous vous rappelez très bien suñu maam yi dañ nañ yor benn pot la buñ ci doon def gaanuwaay guddi gi parce que mënuñu woon dox wala ay dem nañ ba nekk màgget pour ñu yeewu guddi gi di dem ci douche beeg yooyu day difficile yooyu noonu moo am ci police li nga xam ne suñu maam yee ko yoroon yooyu la ñuy teg ci police bi mooy genre cabinet la jël benn siwo teg fa jël ndox teg fa c'est-à-dire amul ay génn naan da ngay dem feneen naan da ngay gaanuwaay maanaam boo safee gaanuwaay ci biir giri yi nga koy defee foofu lañ ko teg ndox maa ngi foofu
waa ji biir bi di daw mu ñëw wala mu feebar ñu dóor ko fële ba muy bëgg a dee parce que dafa sàcc ay dàll jàmbur wala je sais pas ba muy bëgg a dee ñu indi ko mu tas ñëw buy def gaanuwaay yow mii ñu jàpp ndax ramasse yéenay bokk benn giri moom dañ ko jàpp kële dafa rey nit kee dafa sàcc kee yow dañ laa jàpp bi ramasse fa nga toog kooku bu safee gaanuwaay fa lay toog di gaanuwaay yow nga toog di ko gis mu jàkkaarloog yow loolu mooy 1. 2 ndox dañuy jël benn siwo ndox tegee ko noonu ci biir ku ci nekk da ngay jël boo buggee naan da ngay jël ci pot bi tànk naan amul matelas amul drap amul dara ti door da ngay tëdd ci sol bi ci suuf si ngay tëdd ci suuf si ngay tëdd maanaam ci dër bi ngay tëdd même bu dee ñetti fan la bu dee dañ laa jàpp jeudi wala vendredi n'est-ce pas bu dee dañ la jàpp jeudi wala vendredi di nga fa nekk vendredi samedi dimanche ñetti fan yoo xam ni ci dër ngay fanaan te doo génn giri bi foofu ngay puubee foofu ngay sawee doo génn giri bi à même le sol fa ngay tëdd di jóg di tëdd di jóg maanaam tëdd foo xam ne tëdd ci suuf si à même le sol c'est-à-dire tëdd ci dër bi ci karo yi ci dër bi ci ngay tëdd muy jeudi muy vendredi muy samedi muy dimanche kan moo mun a tëdd ci dër ñetti fan sa bopp bi amul ndegenaay sa yaram bi nekkul tëddoo ci dara tëddoo ci dara nga tëdd ñetti fan ci dër ngeen tëdd nekk ci ab giri ngeen tëdd fa ñetti fan amul matelas amul bassan amul drap amul dara sa bopp bi nekk ci dër bi sa yaram yi nekk ci dër bi ngay dërngu parce que boo nee ci dër booy nalaw di nga dërngu ngay dërngu moo tax koo fekk ci kaso koo fekk ci giri police day xasaw xunn tilim ba buñ leen ne ñii am na ku baax da nga naan déedéet parce que boo ñëwee gis seen jëmm da ngay gis ni dañoo salte da ngay gis ni dañoo tilim parce que amuñu fu ñuy tëdd loolu mooy ñetti fanu bàmmel loolu la ñu woowee ñetti fanu bàmmel mooy ca ñetti fan ya ngay toog di xaar ñi lay yóbbu defeere la wala ñu yóbbu la devant le procureur la nga fay daj mburu du ko daj ci fuur mburu daju ko ci fuur aucun respect boo fa xasee ba dugg rek toog mooy yow amatoo lenn luy wane ni nit nga yow mala yee yem fa ngeen di puubee fa ngeen di naanee fa ngeen di sawee ba pare boo leen jógee ci loolu boo leen di tëdd ci karo yi ngeen di tëdd wala ci dër bi ngeen di tëdd muy xetu saw bi muy xetu puub bi lépp da nga ko fay consommer ak noo fa ñëwee nag buñ la tooñee buñ la dóoree ñetti fan yooyu nag buñ ci paree ba la war a yóbbu ci tribunal buñ lay génne ci kaso bi foofu noonu ci giri dañ lay dóor lam dañ lay lonk monoti buñ lay dugal ak buñ lay génne fépp fuñ lay yóbbu dañ lay monote gor nga doo gor dañ la tooñ dañ la toroxal dañ la tiiñal dañ la fenal de toute façon monot yi moom duñ la ko bàyyee ak loo mën a doon bu dee paa nga bu dee meer nga bu dee dañ laa tooñ wala dangaa yoreel kenn xaalis wala de toute façon boo xasee ba dugg ci gri yi moom mooy c'est fini buñ lay génne pour dugal la ci oto bi monot la buñ lay dugal monot la buñ la yóbbee ba tribunal duñ la yóbbu rek nga gis procureur bi de dañ lay yóbbu fuñ naan cave tribunal foo leen ko déggee moom tamit gri la gri yu xasaw gri yu tëlëm ak gri yu lëndëm xam nga koo xam ne dafa tëdd ci suuf ci dër amul lu mu sàngoo amul fu mu tëdd kooku moom mooy yooyu kaay leen lekk ko yooyu kaay leen lekk ba suur feebar bi kaay leen nga dugg ko noo ko mën a duggee de toute façon boo fa ñëwee doo indi ceinture non lépp li nga xam ne dañ naan danger la mun na cee xaroo doo ko fa yor corde buy nekk sa tubéy du ceinture du dara lépp dañ la koy dindiloo loolu dañ la koy dindiloo maanaam t-shirt la ak tubéy wala sa benn lu simple loo xam ne munoo cee xaru loolu moo tax ñu lay déshabiller pour bañ nga xaru parce que xam nañ lan nga fa nar a dund xam nañ ni yow liñ fiy dund du yëfu gor donc xaru mooy gën a yomb nga dund loolu moo tax ñii dañ lay dindi lépp pour mun a
bañ nga xaru buñ la lonkee lam yi dugal la ci oto bi yéen ñëpp ñu dugal leen ci biir oto bi tamit ngeen bokk nekk ndoo fa koo xam ni bon dafa yoroon ay natt peut-être lekk natt yi muy bu jigéen bi ku jigéen ak góor yëpp la ñuy dugalandoo ci oto bi jigéen bi nga xam ni dafa yoroon natt ba daanu wala ñu dénkoon xaalis mu kii wala mu doon xeex ak benn moroomu jigéenam ba gaañ ko mu wut certificat médical porté ko plainte ñu jàpp ko donc moom ak ku rey nit ci ñu indi ko ci giri bi ak ku jamate nit ñu indi ko ci giri bi ak ku doon jaay yamba ñu indi ko ci giri bi ak ku doon cagatu te amul carte ñu indi ko ci giri bi maanaam ñëpp la ñuy jëlandoo dugalandoo ci biir oto bi ñëpp ak koo xam ne dañ ko tooñ ci giri bi ñëpp la ñuy génnandoo ci giri bi te ku ci nekk par benn dinañ la génn di la lonk lam yi duñ leen génnandoo ensemble comme ay xar ku ci nekk dañ lay lonk lam yi indi la ba ci buntu oto bi ñu ubbi oto bi dugal la ba ci biir dindi lam yi demaat jëlaat keneen seen lam yi sax matul dem jëlaat keneen lonk ko lam yi ñu boole leen yéen ñëpp ci oto bi moo tax ngeen oto police yi ni ñu leen di rombe ni ñuy feesee ñu leen di yóbbu tribunal buñ demee ba tribunal ñu yóbbu leen tribunal buñ demee duñ ñëw jox leen procureur dañuy ñëw jël leen yóbbu leen fu ñu naan cave foofu tamit ay giri la yu nekk biir tribunal ay giri yu mel noonu yu bëri weñ yu bëri yoo yu am ay sax ay lu ñu koy waxee ay raa n'est-ce pas ay raa yu dox maanaam ay janax n'est-ce pas fees na dell ak ay janax yi génn ci fosse bi parce que boo xoolee tribunal mi ngi jege géej gi n'est-ce pas janax yi dañuy ñëw foofu dafa bëri janax yooyu dañuy ñëw ci di wut lu ñu lekk dañuy ñëw ci biir giri yi dañuy dugg foofu nu naan cave tribunal bi yéen ñëpp la ñuy jël sotti ci cave tribunal bi buñ leen sottee ci cave tribunal bi foofu tamit ngeen mun a xaar en attendant ñu présenter leen le procureur nga war a toogaat foofu encore war fa dund mettit boo xam ni maara day taal yi en attendant ngeen toog yow déjà def nga ñetti fan ci giri bi yoo xam ni gis nga lu ñu ci wax xasaw tilim kii di puuf fële kii di saw fii kii ñuy toogee ne la ku nekk ak sa problème jaaxle jom mi di xaar kafaar yi di daw et cetera ñi yenooti leen monote ngor kenn du ko monote lonku leen di monote te c'est pas ñëpp a ñëw ko mérité lonku leen di mën a dugal ci oto yóbbaat leen sottiwaat leen tribunal dugalaat leen encore ci ay giri en attendant di xaar ba procureur mun a pare ñuy commencé leen di présenter benn par benn monsieur le procureur donc nga toog bu fekkee dañ ne retour de parquet maanaam dañ lay dellawaat encore maanaam yow buñ ñëwee xool procureur ne non signé ne retour de parquet dañ ko war a dellawaat yow boo defu nag am na ñoo xam ni dañ leen di signé si procureur signé tamponné ñu war a mun a dem ji direct ñoom rëbës ñenn ñi dem liberté 6 ñu partagé leen maanaam jigéen ñi ñu yóbbu leen liberté 6 ñeneen ñi ñu tànc leen ñoom ñëpp ci car bi foofu pénitencier dañuy ñëw parce que auto police moo la indi mais bu fekkee da nga dem prison boo defu nag car pénitencier moo lay jël wala ñoom am na police bu nekk biir ci kaso bi ñoom aussi policiers yi ñoom ñoo lay jël dugal la ci oto bi yóbbu la direction rëbës ñeneen ñi nga xam dañoo am retour de parquet ñi jëlaat leen menotté leen ñëpp dañ leen di menotté buñ lay génne ci gris boobu tam dañ lay menotté buñ lay génne ci gris tribunal bi dañ lay menotté buñ lay yóbbu ba ci bureau procureur dañ lay menotté buñ ñëwee ba ci bureau procureur bi ci la ñuy dindi menotte bi dugal nañ la dindi nañ menotte dañuy ubbi bunt bi dindi menotte bi doog la dugal bureau procureur lu procureur waxaat dañ lay génnewaat lonkaat lam yi encore nga romb gor ya ñi nga xam ni dañ la da yow tey ji dañ la tooñ nga waroon dox comme ñii romb la di dox ñu def la benn sale voyou benn bandi lonk la lam yi nga romb jaam yi yow tamit di dem ak dikk te parce que da ngaa wax rek Macky Sall tëjlu la wala comme tey Assane Diouf noonu la dundee loolu lonk nañ ko lam ya romb fu ne sàccul fenul yorul alalu jàmbur waxul lu dul dëgg ñu dóor ko lam yi mu romb comme tey nu ma ko mën a dundee nu nga ko mën a dundee mu romb noonu ak lamam dem gis procureur génnaat ñu lonkaat ko lam yi dugalaat encore kenn du la génn rek ngeen xam dara dugal la ci oto yi nga dem retour de parquet dañ lay dugalaat ci gris yi maanaam cave bu nekk tribunal bu fekkee dañ lay yóbbu rëbës aussi wala yóbbu la liberté 6 dañ lay dugalaat ci cave bi encore en attendant
ñuñ indi yëpp ñu war a mun a jàkkaarloog procureur manque de chance soit da ngay toog xaar ci grille bi kii génn jàkkaarloog procureur bu paree mu ñëwaat bu ñëwaatee dugg ci ñu dóoraat ko lam yi tekki ko dugal ci biir grille bi mooy caavu tribunal bi génnawaat keneen yóbbaat ci procureur tant que ñooñu pare wuñ mun ngeen faa ñëw 8 heures mun ngeen faa jógee 16 heures ñii ñu yóbbu leen maison d'arrêt du ma ne sax correction de correction banditisme Rebeuss ñii ñu yóbbu leen maison d'arrêt et de banditisme Liberté 6 ñeneen ñi retour de parquet ñu war a demaat encore ci kaso bi ñu yóbbaat leen encore ci police ba lonkaat leen lam yi yóbbaat police sànniwaat foofu nga toogaat ci fi nga xam ni amul bassan amul matelas amul dara comme un sale vagabond un sale tueur ngay jóg di tëdd ci dër bi di jógati di bërngu ci dër bi di xaaraat en retour de parquet benn 72 heures encore pour dem war a mun a jàkkaarloo procureur encore muy luñ naan jéggi seraat ñetti fanu bàmmel mooy police tribunal ak prison loolu mooy ñetti fanu bàmmel la nga fay daj ci Sénégal boo ko miinee boo ko xamee dootoo ragalati dee dootoo ragalati yàlla dootoo ragalati dara c'est rapide et facile pour nga nekk benn bandi c'est rapide et facile pour nga mun a nekk benn fippukat rawatina nag ñu tooñ la rawatina nag ñu tooñ la dugal la ci situation yi mel noonu pour nit bon ci moo gën a gaaw tout fuuf pour nit baax ci muy ay barab yu doy waar buñ la yóbbee Rebeuss mu nekkaat beneen dund yaakaar naa ni expliqué naa def naa fi junni live yoo xam ni wax naa lépp lu nekk ci kaso bi je pense pas que dinañ ñëwaat ci loolu mooy tuberculose beeg paquetage beeg jagan beeg yooyu yëpp wax nañ ci loolu moom def nañ ci live defati ci bay bëgg a dee donc loolu moom yaakaar naa ni jarul coow donc ni ñuy def mooy kii ab doomu aadama la bu ñu tooñ jaay ko doole nangu lum yor dugal ko ci buggoon ko yóbbu ci kaso bi fayloo ko xaalis bu bari te boutiquier kese la boutiquier léegi je pense que je vais tout faire pour jéem ko jël moom ñu waxtaan ngeen dégg avant ma dugal Ardu Gningue après tëjee ko l'histoire de Papa Ndiaye ma dugal ay ex-dollars yi doon wax yi ko doon seede xam ko maîtriser ko wax qui est Papa Ndiaye d'où vient Papa Ndiaye lan la def lu tax mu génn lan moo tax tey jii Papa Ndiaye bugg Sénégalais yi déglu ko ak lan mooy objectif bi loolu lépp dinañ ci dem mais bon je vais essayer de prendre kii ñu waxtaan parce que dafa am solo dañoo mujjee porter plainte policier bi nga xam ni walla commissariat bi nga xam ni ñoo jaay doole kii nangu alalam dóor ko ba muy bëgg a dee ñu waxtaan ci parce que bokk na ci lu bari nag ci loolu prisonnier dañ ma koy wax lu bari ci loo xam ne nit dañ ko fay transformer ndax journaliste yi nañ bàyyi xel bu baax ci seen mission ci seen métier jël seen temps di def ay investigation bu baax bañ di sacrifier doomu aadama yi parce que bokk na ci ay erreur yu bari yoo xam ne da ngay gis ab ku baax journaliste yi soppi ko ab bandi décrire ko comme ku bokk ci benn gang comme ku def ko benn genre tireur d'élite def ko benn criminel wut benn kii bu nekk pour juste pour ñu jënd seen journal juste pour ñu attirer l'attention juste pour ñu suivre leen sacrifier doomu aadama boo xam ne un innocent ñu def ko un criminel à gage loolu lu kéemtaane la et l'histoire de Papa Ndiaye dina révéler comment les journalistes ont transformé Papa Ndiaye à un criminel kooku
dinañ ci waxtaan ngeen xam parce que journalistes yi lu bari ñooy def erreur boobu lépp nag ci ñu bëgg seen journal wala ñu jënd seen journal wala ñuy wane ni te defuñu benn investigation te tey ngeen koy xam Papa Ndiaye n'avait jamais rencontré Inno. Papa Ndiaye ne connaissait ni Inno ni Alex. Et tout le Sénégal, tous les journalistes ont décrit Papa Ndiaye comme étant un membre du gang de Inno Alex, de Ifra et de Djoum, etc., etc. Et il les a rencontrés juste ci kaso bi. Tout ça, on va vous expliquer comment les journalistes sacrifient la vie de certains citoyens. Yàqal leen, diaboliser leen, tilimal leen, bañu boole leen ci gang yoo xam ni bokkuñu fa. Parce que un journaliste warul mun a dem ci police rek laajte yan moo am ñu jël ko jox ko procès-verbaux yi muy lire di copier déedéet ku ci ne war na xam nan la fa ñëwee lan moo tax ñu indi ko fi mais ñoom dañuy dem rek ñoom noonu la ñuy def parce que permettre nañ leen ko dañuy dem ci commissariat waa procès-verbaux yi laa bëgg a xam nanga kii di copier rek la ñuy def copier rek yore seen bigg seen feuille kii daf ko soode dafa tàngal ndox sotti ko ok recopier li ñuy def jël dem bind génne ku ci nekk yàkkamte nga ay frasque loolu frasque lañ ko def te xamuñu ni loolu du frasque loolu doomu aadama la ñuy sacrifier loolu dund doomu aadama la ñuy yàq avenir doomu aadama la ñuy yàq du ay caaxaan du ay frasque du ay kii man maa bindoon kii wala maa bindoon kee koo xam ne da nga ko diaboliser koo xam ne da nga ko fenal koo xam ne da nga ko sosal loolu dafa doy waar loolu dafa kéemtaane ngeen bàyyi ci xel bëri na journaliste yoo xam ne loolu rek mooy seen ki dem ci police ba ñu wax leen ñu noté ay affaire ñëw te policiers yi xam ñoom ñoo gën a xam ni policiers yi ñoo dàq fenalaate ñoom ñoo gën a xam ni policiers yi ñoo dàq sosalaate ñoom ñoo gën a xam ni policiers yi ñoo dàq yokk ci procès-verbaux yi dañ lay jàpp brutaliser la dóor la ba ngay bëgg a dee masse le courant lu ne ñu teg la ko donc c'est pas parce que dañ la tegal benn procès-verbal rek nga recopier la fa ne buñ la mënee may sax tu demande l'autre version parce que am na koo xam ne bindal na ko mais il faut demander aussi nga est-ce que mën nañ la may l'autre version nga dem déglu beneen version mais noonu la ñuy def dañuy ñëw rek ñëpp dañ leen def en mode de gang moo tax boo xoolee tribunal yi bu ñuy juger gars yi chambre criminelle ñëpp ay gang la association ñaata junni nit da leen dem ci loolu am na solo chambre criminelle yi mooy cour d'assises yi da leen dem di seetaan yi da ngay gis ñu journalistes yi ñoo boole ay nit def leen genre gang association de malfaiteurs te ñoom xamante wuñu junni yoon seetaan naa tribunal ay nit ñu teg leen foofu te journalistes yi ñoo créé gang boobu noonu juste si seen journal à travers leur journal ils ont créé ce gang kii ak kii ak kii ak kii ñoo cambriolé fële kii ak kii bu ñuy def enquête yi di def enquête yi di juger nga gis yëpp di daanu nga gis kii xamul kii xamul kii ak kii nag ñoo àndoon kii dañ ko taqal chaque jour mu am ci tribunal yi loolu dafa ruslu te lépp nag laa la wax 80% yi journalistes yi ñoo koy def ñoo jël ku sàcc xar boole ko raykatu nit yi fële fekk benn koñ la wala benn secteur la woon ñu boole ko fële ñu rey commerçant bi wala ñu rey kii ci la bokkoon noonu la ñuy def c'est catastrophique dëkk bu demee ba lépp yàqu lépp ay yàqu police ba day yàqu tribunal ba yàqu lu tuddati fépp journalisme bi yàqu autoritarisme bi lépp a yàqu ab dëkk bu demee chaîne la système la bu lenn yàqoo tous les pouvoirs yu nekk décisionnels yu nekk Sénégal yëpp a yàqu pouvoir constitutionnel bi pouvoir législatif bi pouvoir judiciaire bi pouvoir maraboutique bi pouvoir de la presse parce que presse bi mooy 4e pouvoir yëpp a yàqu pouvoir yëpp a pourri pouvoir yëpp a bon parce que kenn amu ci temps wu c'est des Macky Sall ils sont partout les Macky Sall sont ñoom ñoo nekk police Macky Sall yi ñoo nekk tribunal Macky Sall yi ñoom ñoo nekk palais de justice Macky Sall yi ñoo nekk biir prison Macky Sall yi ñoo nekk ci journaux yi Macky Sall yi ñoo nekk ci rajo yi Macky Sall ils sont partout c'est des Macky Sall yi tasaaroo mbon gi yàqu gi tayel gi réfléchir bi gëmoo sa bopp loolu yëpp Macky Sall ay Macky Sall ñoo fees ci dëkk bi nga les Macky Sall sont partout investigation zéro
pour un journaliste bu ñuy ràññee ci investigation ñëpp xam ko ci investigation muy faay di dem di loqati ay information di tegal gars yi jamais lu ñu xam kus néew tubaaba ñëw xamal ñu ko lu ñu xam kus néew ci dil yi ci mafia yi tubaaba ñëw tegal ñu ko donc loolu lu doy waar la asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waaw sama sëriñ waaw sant yàlla yaa may dégg waaw man yaa may dégg oui maa ngi lay dégg yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm sant yàlla ma ne ko yow da nga nekk nit boo xam ni da ngaa subir injustice waaw sant yàlla ma ne da nga nekk nit boo xam ni da nga subir injustice bu doy waar sénégalais war ko xam nga nekk juste benn cas d'école la nga daj am na ñeneen ña ko daj te waxuñu am na ma ne la nga daj am na ñeneen ña ko daj te waxuñu la nga daj am na ñeneen ñu koy dund au fin fond dootu mënuñu ko wax waaye la nga daj tamit du lu bees waaw gis ngeen la nga daj du lu bees te du lu mujj waaw du lu bees waaw man tamit du première fois nga koy def waaw du première fois la nga def loolu bëgg nga expliquer vite fait sa histoire déjà lan moo xew yow lan nga ak lan moo xew voilà justement man gars yi dañuy ñëw fii sama boutique fay liggéey boutiquier nga mooy mardi bi passé mercredi ok oui bien sûr oui boutiquier la allez-y explique l'histoire ñëw fii ñu ne ma d'accord ñëw fii mercredi bi passé ñu ne ma patente ma ne leen d'accord ñan ñoo ñëw ñan la ñu ñëw ubbi sama comptoir xool ma ne leen attends ñu ne ma 5000 ma ne ma ubbi sama comptoir voilà waa mairie bi ni maire bu Yeumbeul ma jox ko 30 000 amul wàññi amul kii léegi fayal 50 000 sinon ma yóbbu la mu rëcc sa boutique yóbbu la police ma ne man de instant yi moom lii rek laa fi yor 30 000 laa fi yor léegi nu muy demee mu ne non moom 50 000 rek fayal après bon mu tëj sama boutique bi sama porte sortie bi fekk dafa ubbeeku mooy buntu bi dugg si kër gi bëgg a génne quoi comprendre mu tëj ñaari bunt yi mu wiiri si gàlle bi dugg si porte sortie bi mooy waaye def civil noonu bu dugg commencé continuer sama droit ma baare ko mu dóor ma benn coup ma reculé ko ma ne ko aron ci tilan nga sàccee ron bi dugg après ASP bi ñëw dugg mu ne boy dama lay yóbbu jaar na fi génne na fi bàyyi li après ma xoose waat beneen buntu mu ne da ngay génne ma ne non du ma génne yaa may njëkk a génne après ñu dóor ma foofu ñu dóor ma gaañ ma si loxo bi ma ne non man du ma génne tant que génnoo leen si boutique bi après policier bi dugg ma ne dama lay meloote takk say loxo yi tout ça da ngay génn parce que yow ku ñàkk fayda ma ne lu ma ñàkk fayda man sama xaalis ngeen di lekk ñun ñoom ay fonctionnaire lañ yaa ngi comprendre après ñu diri ma ko xëcc ba sonn ma ne leen instant man mënu maa génne si biir bàyyi leen si biir da ngeen di génne après ma door leen topp après policier bi nee na waa léegi génne leen gars yi génne ba si couloir bi noonu mu tey sama caabi buntu sortie bi ma ne man mënu maa dem seen oto bi léegi joxagoo ma sama caabi bon ñu door ma foofu noonu si couloir bi parce que foofu téléphone bi dama ko doon filmer mais si biir boutique bi laa ko bàyyoo yaa ngi dégg yow xëy na. maa ngi dégg allez-y explique. oui maa ngi dégg bu baax ñëpp a ngi déglu boutique nga policiers yi ñoo ñëw sa biir boutique. mardi bii ne la da ngay fay patente. benn policier la benn ASP. benn ASP ok. allez-y. voilà benn policier benn ASP ak 4 yoo xamante ni civil la ñu def. waaw benn ASP ak 4 yoo xam ne civil lañ mais nee nañ policier lañ. nee nañ policier lañ. 30 000 laa yor ma jox leen. waaw attends xaar ñu bennal ko. parce que il faut que sénégalais yi xam police bu ñu yor ak dund bu ñuy dund ak nu mu méttee benn ASP la bu ànd ak ñetti nit yu civilu. oui. ñu ne ay policier lañ. 4. voilà non 4 ba. waaw ñu ne police fan lañ non dégguma baax de ma nga ne. allo. waaw. ok ma ne benn.
connexion bi là comme ça. non plus de 6 total. Ils étaient 6 au total. voilà ñetti ñoo ma dóor ñetti. non yeggaguñ ci dóor yi yeggaguñ ci dóor yi dañoo bëgg a xam ñaata ba xam man dama bëgg a xam wuy ma attends wuy ma attends déglul da ngay répondre question yi ma lay laaj. d'accord ok vas-y je t'écoute. dama ne ñaata nit lañu woon rek nga wax ma ñaata chiffre bi vite fait rek ma xam nombre bi ñaata nit lañu woon. ñoom son le nombre de 6. 6. benn police. benn ASP 4 civil. waaw benn police benn ku sol yére policier. benn ku sol yére ASP ak 4 civil. ok ñu ñëw di la laaj lan patente. ñu ñëw di la laaj patente. voilà waaw. ok waaw ñaata. 50 000. ñu ne patente 50 000 boo xam ni yaruñ feuille yaruñu bic yaruñ dara dañu ñore ne la patente 50 000. waaw. ok léegi nga ne leen. Ardo maa ngi ñëw ci yow parce que dama bëgg en fait j'ai toute l'histoire mais bëgguma woon teg gars yi déglu dama ne ko woon foog ma nga participer parce que nettali ci làmmiñ borom bala dàq. waaw allez-y. allo. waaw ñu ñëw laaj la patente 50 000. nga ne leen. voilà après ma jox leen 30. nga jox leen 30 000. waaw joxe 30 000 laa yor ma jox leen ñu bañ kaa jël après ñu tëj sama. waaw ñu bañ kaa jël. ok. ñu ngi lay déglu ñu dugg si ñu tëj boutique bi ñu wiiri si ginnaaw buntu gàlle bi. tëj boutique bi ne dañuy tëj boutique bi. ñu wiiri ci ginnaaw ne dañuy tëj boutique bi parce que 50 000 lañ la laaj boo xam ni waxuñu la nu patente bi amee ak luy patente ak fu patente jóge ak ku leen yónni ak ku leen yabal. donc attends ñu yem foofu parce que sa connexion bi day dem ak a ñëw donc dañ koy bennal rek donc ñu ne dañuy tëj boutique bi n'est-ce pas. d'accord voilà waaw. ok waaw te demal ñu ne dañuy tëj boutique bi après nga def nan. après ñu tëj ba pare. allez-y. après ñu tëj boutique bi ci buntu kër gi fekk ma foofu noonu si porte sortie bi am nga boutique bi am buntu sortie. waaw xam naa waaw après ñu duggee si buntu sortie bi mu aw nee si ginnaaw dugg si buntu gàlle bi fekk ma si biir ma toog man bu muy tëj noonu sax ne ma ko na bañ a tëj wala te damaa toog di ko xool noonu rek xam nga. parce que mënoon na tëj rek dem si yoonam yóbbu caabi yi dem wala mu karnaar après ma dem fay côté des mairies tout ça parce que xam nga mu gën a rafetal affaire ma dugg ci ene xaar ko si biir mu ñëw man sax aw moon de doon ñëw pour man day dem carrément mu wiiri ñëw pet ma si biir ñëw rek da ngay joxe ni jaar na fi gën na yow ku réew nga jaar ki ma ne noo gaañ bul saagee noonu da nga may wax da nga may woo si yoon ma wis la si yoon da nga may déglu mu ne non amul déglu dama négocier yow ku réew nga ma ne ma lu ma réew rek sama xaalis ngeen di lekk yaa ngi gis waxas ma mu ne bon étranger la pour le Fouta la donc tout ça mu wax loolu yëpp te moom sax xamul man duma étranger laajtewul mooy ma sax ma expliqué waaw arrogant dañoo réew waa allez-y loolu ñëpp xam nañ ko ma dóor yi métier dagg sama loxo bi sama los baat bi yëpp mu xotti ko tout ça sama baaraam bi ñu diri man noonu lañ ma diree ci vidéo solo ma ay dàll tamit tout ça sama dàll yi finalement ci biir gàll bi la ok foofu ñu diree la nag ci lañ la diree génn la ñoom siis yi pour nga génn ci kër gi ok allez-y ñu diri ko noonu lañ ma diree ba ci ñu kii ko tëmbal ba ñu diri la loolu la ñu diree sànni ma ci oto bi. waaw ñu diree la duutee mbaay la sànni la ci oto bi. 30 000 mu doon 50 000. non attends ñu duutee mbaay la sànni la ci oto bi. voilà sànni ma seen oto bi waaw. ok après. voilà sànni ma ci oto bi. waaw ñu duutee mbaay ko donc 50 000 mu ne 30 000 la am indi luñ këyit ba léegi dinañ wax police bi lépp tout. ba ci plainte bi parce que dañ leen plainte parce que man maa ko ne du yomb noonu aca allez-y explique aca après dañ yóbbu ma ba si ginnaaw koñ bi kon yow yóbbu ñu la commissariat ba ci ginnaaw koñ bi leen la yóbbu arnaque waaw banditisme waaw aca ñu son nañ fi ci buntu fii nii après maire bi ci gàlle bi génn
50 000. donc moom dañ lay yóbbu ba ci ginnaaw koñ bi di xaaral dañ la yóbbu ba ci ginnaaw koñ bi il est ñu dem yóbbu la police wala dara ñu yóbbu la ci ginnaaw koñ bi téye la ci biir oto bi en attendant sa maire bi génn pour mun a mottali waaw waaw maire bi génne mottali 20 000 après ñu woo chauffeur ji ñu ne kii am na ko fa fayal après ñu tourné waat oto bi de sama buntu boutique wàccee ma foofu noonu saaga ma après si la ma commencé saaga mu ne ma pël Fuuta nga étranger nga lu tax yemoo seen dëkk tout ça te moom xamul sa amal lalla di ma saaga mais di jaar fu bon di laay ASP bi jaar fu bon waaw policier bi moom tamit moom moo di sama tànk la tulli tout ça si biir fii ni si couloir bi ñëpp seere nañ ko ñëpp gis nañ ko man koy yor naa photo yi dama koy wane après waaw allez-y expliquer en attendant man danaa wane photo yi naa wane vidéo yi après daaw ñëw nañ fi waaw lii lañ ko def loxo bi nekk nii moom lañ dóor ni ba rëqal loxo bi daaw ñëwoon nañ fi ñoom maanaam chaque année daal dañuy ñëw rek jaay doole jël yi nii loxo bee néewi nii loxo bi yax bi moo déplacé wu waaw allez-y yow la ñuy déglu dañuy ñëwoon tamit ñu ne patente refusé ko ñu tëj comme ni ñu passé nii rek ñu tëj dugg si biir matra rek la indoon xam nga teg ma ko si ginnaaw fekk sama boy bi mu ngi doon fii ca mën a jooju mu dóor ma dóor yi métti mais bon ma maîtriser jooyu ma parce que xam nga damaa nekkaloon boy bu âge de 13 ans bu ma jooyee moom tamit xam nga day xaw a kii tout ça ma maîtriser affaire bi pousse ko matraque maanaam matraque la dóor da la féetewoo ginnaaw dóor la matraque si ginnaaw bi la ma ko teg matraque daaw waaw yaa ngi gis si vidéo bi nga ko wax ma ne que gars yi waaw gis naa vidéo naa ko tagal gars yi dama ko tëliwaat mu cax mu ne ma investir nga da nga day ñàkk fayda mu wax loolu noonu dama koy tëliwaat boo ma joxul donc dañuy ñëw ne la boo ma joxul temps dama leen filmé dama bëggoon fàttali gars yi rek léegi daaw ñaata nga leen jox 50 000 carte boo ma ko jox waaw yaa leen jox 50 000 nag te waa xaaral daaw 40 000 laa leen jox rek yëpp mu ngi am waa xaaral gis nga àdduna gis nga bul xool ci sénégalais yi buñ dee ragal ñoom ragal lañ mais gis nga une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent même buñ lay rey da ngay dee ci ngor déggoo lu ma la wax buñ la nee 50 000 nga leen ana këyit bi loolu la ana këyit bi joxuñu la benn këyit daaw jox nañ la këyit est-ce que ñoom ñoo koy bind foofu benn reçu la koy bind après jox ma ko benn feuille la bind loolu du këyit benn feuille la bind loolu ku neex mën nga bind sa benn feuille bind donc nañ lañ mën a ñëw racket la policiers yi ñëw racket la jël ci yow 50 000 jox ñu la reçu demaat daaw ren ñu ñëwaat encore dóor la ba ngay bëgg a dee ba foog a jël sa loxo jëlaat fa 50 000 dem seen yoon te joxuñu la feuille voilà saaga métti tout ça mais loolu ban police la ma ne loolu ban police la Malika policier bi Malika ok Malika lañ jógee commissariat Malika ñooy arnaqué boutiquier yi nekkoon naa bu Malika bi parce que di leen wax ne buñ gisee ne ko yow Guinéen nga yow dëkkoo fii étranger saaga ko wax ju ñaaw yoo xam ni mun na taal dëkk ak dëkk bu fekkoon tey jii fépp fu sénégalais nekk policier ba jàpp ko nangu xaalisam jaay ko doole pare saaga ko ne ko étranger nga fële nga jógee yaakaar naa ne loolu adduna dina tàkk bu dee ay homme de tenue ay homme de l'ordre des hommes de l'ordre ñi war a créer ordre ñooy créer désordre Sénégal bay taal dëkk yi di wax ay wax yoo xam ni. voilà ñoom ñooy def désordre ñooy violé. voilà. ñoom ñooy violé loi nee naa ko na tey ñu waxtaan mu ne soxluma say waxtaan. waaw aw fu bon mooy yoo xamante ne man mënu ma la ko wax fii sa jaar mooy loola. donc policier Malika léegi ñun buñ sonnee ci loolu comme lu ma la ko waxee nee naa la il faut ñu topp plainte bi parce que Sénégal. yóbbu naa ko dem la koo fàtte wax yóbbu naa ko vertir. voilà jot naa ko sax bu ma yónnee photo bi jot naa ko parce que nee naa la warul yombee noonu nit yi bu ñàkkee fayda yow da ngaa daj ci koo xam ne ñàkkul fayda te du bàyyi policier du bàyyi gendarme du bàyyi man bu nga ñëwee ba jox ma dossier bi ci laa ne man dama ciy teg sama bakkan parce que du ma sénégalais bu ñàkk fayda je suis prêt à mourir debout
que de vivre à genoux. today même tey. bu ma ñëwee wax loolu laa ne la on va porter plainte. waaw mais buñ jógee di porter plainte ñaata police lañ dem pour porter plainte waa ji gars yi bañ. non attends ñaata buñ jógee ne dañuy porter plainte man ak yow ñaata police nga dem pour porter plainte ñu bañ ñaata ak yan police. ba 3 police dem naa police bu Malika ñu ne ma foo dëkk ma ne leen di ñu ne agréé ma ne leen seen benn policier si la bokk ak benn ASP waa mairie bi après xam nga lu ma tontu mu ne demal si mairie bi ñun amuloo ak ñun problème mairie bi moo leen yebal si tig daf yowol ma dem si mairie bi ma leen man gars yi dañuy ñëw fi agressé ma day torture ma sama boutique duma gaañ ma waxaw ma sama loxo ndax dammul la wala dammul après benn femme mu ne léegi da ngay def visite contre visite certificat médical waaw certificat médical visite contre visite ko ma yóbbu plainte bi voilà waaw visite médicale tout ça. waaw donc police bi nga xam ni moom moo ñëw police Malika bi ñëw 3 jours maa ngi koy wër. xaaral police Malika bi ñëw jàpp la dóor la gaañ la moom lañ njëkk a dem pour porter ji plainte bu ñu demee dañ wax nañ leen ne pour seen policier ñoom ñoo ñëw jàpp la yow en tant que citoyen sénégalais torturer la. nangu ci yow 50 000 arnaque torture arnaque dóor la ba say loxo foxoj agressé la yóbbu sa 50 000 nga dem fa di porter plainte ñoom ñu xamal la ne fii amooloo fi plainte bu dee ñu lan mooy problème nga ne patente ñu ne loolu demal nga wax ko waa mairie te mairie gis indiwuñ lenn lu wane ni mairie leen yónni donc loolu muy banditisme bu doy waar muy torture agression arnaque de la police du Sénégal sénégalais donc voilà quartier bi nu mu tuddati encore sa quartier bi comico yëmbal comico ok yëmbal comico ñoom ñu ñëw ñoom ñu jóge ñoom police fan police Malika moo ñëw yëmbal comico jaay fa doole torturer doomu aadama yi police déglul police Malika ñoom ñoo au nombre de 6 ñoo dem yëmbal comico fekk fa boutiquier benn ASP yeneen 4 personnes ils sont de voilà ils sont viennent de côté de mairie quoi mairie bi moo leen fi yebal. ok ba tey ñu ñëw agressé la torturé la nangu sab 50 000 arnaque la dem seen yoon ok maintenant léegi bu nga jógee ci police Malika bi nga xam ne dañ la rejeté bañ nga dem ci mairie ñu naan la ay wutal certificat médical gauche droite wut nañ ko déjà wut nañ ko waaw loolu moom xamal nañ ni gars yi wut nañ ko donc buñ jógee foofu ban police nga demal encore pour porter ji plainte Caaroy nga jóge fa nga jóge fa woo ma ne la demal nga suivre affaire yi ñu jóge foofu Malika rejeté nañ sañu plainte ñu dem ci Caaroy waaw lu police Caaroy wax ñu laajte ma ba pare man leen ñu ne ñan ñoo la gaañ man leen policier benn ASP ak benn nit ko xamante ni civil ñu ne léegi bon donc fii ñun liggéeyuñu tey parce que ndox mu ngi fii tout ça bu ma nee policier si la bokk rek ñu ne man ñoom tey liggéeyuñu donc police Caaroy na la ñoom liggéeyuñu ndox mi dafa taa foofu noonu dafa nangu police bi donc benn policier liggéeyuñu ma laaj lu xew waaw buñ la laajee li xew nga expliqué leen seeni moroomu policier ñoo la agressé waaw ñoo la agressé ñoo sàcc sa xaalis ñoo la arnaqué ñoo la torturé ñu ne ñoom police Caaroy ga ngeen di gis ñu ne ñoom liggéeyuñu parce que taw bi dafa bëri ndox mi daa nangu bureau yi nangu leen ñoom ci ay bateau la ñuy dox ci ay gaal donc mënuñoo bind plainte leen mënuñu ko d'accord police Macky Sall ñu continuer après nga jógee Caaroy waaw Malika la dem ñu rejeté mu dem police Caaroy bi ngeen di gis noonu ñu rejeté léegi nag dañuy continuer ci beneen police bu mujjee encore waaw réseau bi neexul mais damay bëgg ngeen gën a comprendre parce que waaw acca bismillah nga jógee Caaroy après ma dem bu Pikine ok Caaroy Pikine ok léegi Pikine racontez un peu yaa ma recevoir allo waaw Pikine après Pikine police Pikine ñu ngi lay dégg dem Pikine ñëwal police Pikine après ma dem Pikine
waaw ñu ngi lay déglu foofu la ñu yem police Pikine. ok dañuy continuer réseau bi neexul mais comme j'ai un peu l'histoire moo tax ma bëggoon ma leen di leeralal rek bu fekkee ni may wax aussi ça dérange un peu waxtaan bi mun ngeen ma ne noo bàyyi ko mu wax mun naa ko bàyyi tamit mu wax damay xool nu mu mun a yombee ci yéen pour ngeen mun a comprendre vraiment l'histoire muy benn cas d'école ci parmi 10 milliards de cas au Sénégal waaw arrogant imbécile réew xamadi mais population bi day doon care booy wax ku nekk day ñëw ne man dund naa lii man dund nañ ma ko man def nañ ma ko man kii comme si lu dagan la lu rafet la lu baax la loo xam ni mi ngi mel ni ñu ne ab caga buñ juutal laal ko te fayuñu ko ñi koy raconté beneen caga ñëw keneen ñëwaat ne man mii de def nañ ma ko man mii di sànq juutal nañ ma fee laal ma te fayuñu ma keneen ñëwaat man mii di defoon nañ ma ko juutal nañ ma laal te fayuñu ñu te vous êtes tous des sénégalais ñu leen di juutal di laal di leen bàyyi noonu ngir dégg ñuy waxu caga buñ jàpp juutal ko laal ko ba muy bëgg a dee ba sans protect te fayuñu ko nga jóge keneen jóge fee ne man mii sax def nañ ma ko man mii sax def nañ ma ko est-ce que le fait de se lamenter man mii def nañ ma ko man mii di dund naa ko man mii di kii est-ce que c'est ça qui va régler le problème est-ce que c'est ça qui va régler le problème des sénégalais on va revenir waaw ok donc mun naa ko bàyyi mu continuer ko mais fu nekk nii connexion bi dafa mel ni dafa daw donc mun nañ déglu un peu waxtaanam ba bu ñuy ñëwaat Sénégal connexion bi dafa jafe xam nag dafa temps yi dañ ko xaw a sonal moo tax baat bi dafa dee ok là c'est je pense que mi ngi ñëwaat pour wan leen rek lu mel nii kii mun nañ ko defeere jaay nañ ko doole mun nañ ko defeere après dañ koy dugal fu ma leen doon wax baax bi bii mooy baax bi fi installé naa kii bi quoi. ayca bisimilah léegi ñu ngi lay dégg gars yi ne nañ ma déglu la léegi continuer ci police Pikine après Malika Thiaroye c'est Pikine les polices de la banlieue après ma dégg ko voilà ma jógee bu Thiaroye ma dem bu Pikine waaw mun nga continuer waxal ñuy déglu ma jógee bu Thiaroye ma dem bu Pikine ma dem si biir bu Pikine bi ma nuy gars yi ma dugg ñu ne ma lan la ma ne plainte laa ñëwoon déposé fii ñu ne bind nga kii bi ma génnee ko woon ko mu ne waaw mu ne ñoom parce que tout ça mi bu yombal la amal problème il faut ma ñibbi si bu yombal quoi comprendre ñu ne du ma ko mën a kiiwee foofu noonu ma ne il faut ma ñëwaat bu yombal man leen bu yombal ñëw naa police yombal ñu ne ma ñoom si mairie bi laa dem ma ne man mosuma xam fi leen dañ ko yóbbu si mairie kay moom ay domicile wala extrajudiciaire yooyu noonu laa si jotoon xam après bon si nga ma ne naa dem tribunal tout ça procureur après ma dem déposé ko foofu noonu. exactement donc ma ne ko léegi. nañ jël bagage bi yóbbu ko ci procureur. procureur mi nga xam ne nag moom moo leen jiite ñoom ñëpp ñu porté ji fa plainte. wan naa leen plainte yi. wan naa leen gaañ yi la gaañ au delà de nangu sa xaalis arnaqué la torturé la yóbbu la